Fidèle internaute de votre site leader numéro 1 de l'actualité sur mobile senego.com ñu ngi leen di nuyu yéen ñi ci réew mi ak yéen ñi nekk ci diaspora bi maanaam bitim réew amaat mbégte ànd ak yéen ci seen émission phare bi nga xamante ni nii moom mooy faral di jëflante ak talent yi nga xamante ni yëngu ci art bi waaye ci fànn gu mu mënti doon ba tax na tey numéro bu bees bi dañ koy consacré ak un jeune talent un jeune artiste rappeur ñu koy wax Boy Jules moom la ñuy sekkal tey jotaay waxtaan wi fas yéene dugg ak moom rek ci univers am ko defee voyager voilà donc Jules lañ koy wax ndax bu ñu ko tuddee Jules rek xel yi dinañ dem ci jëmm joo xamante ni tey jii nii li ñuy def wàllu moo xam journalisme bi wàllu animation bi bokkoon na ci koo xamante ni marqué na empreinte am moo di nijaayam parce que il est le neveu de Feu Jules Junior loolu dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi donc Boy Jules ñu ngi lay dalal ci Focus Sal bàyyi la rek nga nuyoo ak fidèle internaute yi lay seetaan. ok asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Sénégal. di leen remercier ci invitation bi Moussa ak waa team bi yëpp di wax vraiment thank you so much for invitation bi pour ñëw waxtaan ak yéen ci mbir culturel bi incha allah quoi. waaw. alors Boy Jules. à un moment donné affaire bu grave xëy rek gis la ci scène bi en featuring ak 50 Cent. waaw. ñu toog diir après nga réer ci scène bi quoi gisatuñ la voilà tax na ñëpp naan waa alors ce jeune talent là mën a dem ba États-Unis def ak featuring ak 50 Cent nga xam ne jamono jooju mi ngi ci digg ndënnam ba ñu jékki-jékki rek raar. dëgg la. lan moo ko waral mais balaa loolu xëy na am na ñoo xam ne miinuñu la. dëgg la. gëj nañ la gis. dëgg la te bëggan nañ xam yaay kan. dëgg la ci tënk rek Boy Jules yaay kan. Boy Jules mooy young sénégalais bu juddoo Sénégal Pikine dëkk Parcelles Assainies dem États-Unis bu ma nekkee xale ak sama père ak sama famille nekk fa def naa fa middle school def naa fa junior high school def naa fa high school mais egguma collège parce que rap bi ci laa commencé dugg ay 97 98 99 may déglu Tupac am rêvé mu nekkoon vraiment sama idole ci hip hop bi ci États-Unis ma commencé ba gëm rap dugg ci rap and ba tey nii ma yàlla dimbali ma nekk fa ba am ay connaissances parce que maa ngi nekkoon ci benn street bu tudd Canal Street boobu mooy Chinatown foo xam ne adduna bi yëpp su ñëwee foofu la ñuy dal ci Chinatown. loolu ban état la. boobu mu ngi New York City Manhattan New York City so yàlla dimbali ma fa ma yàgg nekk ci industrie bi di hustle di jaay samay démo samay son di ko jaay ci mbedd bi. yàlla may ma foofu ba ma am fa place parce que policiers yi dañuy doon sonal ñu nekk ci mbedd bi yàlla may ma fa am fa benn place bu ndaw boo xam ne dama fay serap di fa def samay son di ko play gars yi di ko ñëw di jënd di supporter surtout tubaab yi ñoom day support music all the time quoi so fa laa dem ba am ay connaissance ak ay DJ yi mag yu fay ñëw comme ay DJ Hookid ay K-Slay DJ Clue ñooy tap DJ yu nekk États-Unis tey Funk Mike Flex ñii ñëw foofu ma am connaissance ak ñoom parce que temps boobu mixtape dafa xew 2007 so 2007 bu mu xewee mixtape eggagul Afrique foofu dafa xew temps yi album sax kenn dafa fa jënd normal so yàlla may ma nag ma am connaissance ak ay DJ yu mag ku mel ni ay Hookid ak ñoom Clou di ñëw sama place ma am fa benn ambiance bu mag boo xamee ku fa ñëw rek daf may xam sama tur street mu ngi tuddoon i lañ ma doon woowee ci laa dem ba commencé tudde sama bopp Boy Jules parce que boy bi mu ngi jógee ci benn high school mu doon dem bu tudd Boys and Girls High School bu nekk Brooklyn Best High mooy school bu gën a dangereux ci school yi fa la ma sama papa defoon mais ba ma fay def moom en tant que africain la xamul knowledge bi lu bëri mu teg ma fa mais amoon na ay yeneen school yu fa amoon comme ay international school yoo xam ne africain yi mala Bangladesh yi mala indien yi ñoo xam ne suñ fa ñëwee ñu nekkuñu américain ñu boole leen ñu def leen ci international school pour ñu mën a save seen bopp bañ am problème ci américain yi que usually américains yi noirs yi ñoom soo amee accent English dañ lay saboter dañ lay xeex soo karaw su xawee lii africain dañ lay xeex dañ lay sonal soo usually américains yi ñi am fa benn school bu tudd international boo xamee ku mel ni yeneen xeet yi ñu mun fa daje di fa def school mais sama papa nag dafa ma dugal school bu nekk boys and girls boo xam ne américain rek ñoo fa nekk
mais ci est-ce que nekkul quelque part tamit booy Jules dafa xawoon turbulent nekk booy bu dëgër bopp xawoon nduru booy xam nga du ma ne booy Pikine sax mais xam nga par rapport ak environnement américain bi tamit peut-être mu yóbbu la fa pour ñu jéem la. bu ma yóbbu ci school bi xaw ma na xam na sax waaw parce que xaw ma na xam na réalitément am na ay school yoo xam ne soo fa demee day dimbali sa doom mu am éducation. mais lan moo nekkoon particularité sa school boobu. ok school boobu daf ma defal ñaari affaire defar na ma ci côté street bi mooy ma tàmm street bi di tàmm xoslu. mbedd mi ci mbedd bi. def na ma ko benn côté ci mbedd bi defar na yàq tamit benn côté ci sama carrière school parce que su ma nekkoon ci international school bi tey mun na am ma gën a concentré wu. lan nga doon def school ba wala lan moo am ci school. ba tax nga mën a dund maanaam ñaari mbir yooyu nga xam ne mujj na yàq sa njàng. ba nga dellu ci mbedd. Boys and Girl moom ñëpp xam nañ ko États-Unis koo contacté te ñu la Boys and Girl Brooklyn nekkul school boo xam ne di nga sa jàng ba réussir parce que school la ay blood ay gang la. ay policiers ñoo fay taxaw chaque fois xam nga encore am naa fa histoire ci sama life mooy def naa fa affaire yu bëri sama life ci sama musique incha allah di ngeen découvrir lu bëri yu war a ñëw ci featuring so erreur boobu la paa bi def pour ñeneen ñoo xam ne suñu yóbbee seen doom ëllëg ñi mën a def attention ci ban school la ñu war a dugal seen doom. dafa am benn message go bëgg a lancer tey waajur yi. exactement ci waajur yi nañu xam bu baax fu ñuy teg seen doom ci school parce que am na school yoo xam ne dalay yàqal sa avenir su dee yow da nga bëgg sa doom nekk docteur dama nekk dara quoi so paa bi en tant que tukulóor la mun na am jàngul demul school dafa demoon moom tamit di tàqale jël ma rek teg ma ci school boo xam ne moo gënoon jege sama gàlle mais amuloon google bi xool bi ban façon school la kan moo xam nga xamuloon loolu school gang la school bang la school boo xam ne yooyu la ba am naa fa ay tolof yu bëri yoo xam ne moom ci boppam xam na bu baax quoi so mais tamit beneen côté mooy defar na mooy am naa comme street bi vraiment génn naa ci quoi mooy commence naa xoslu soo fa nekkul ak say parents tamit il faut nga xoslu il faut nga tàkkale il faut nga fay say luwaay yooyu yëpp génne na ma ci quoi mooy dem naa ba ñafe ba dem Canal Street ba am fa sama boutique am connaissance tamit comme ay DJ américains yi ci laa dem nag ba ama connexion ak Hookid DJ Hookid moo ma jàppalee ma def ak featuring son ak 50 Cent boo xam ne Blends la moom moo jël def ko Blends clip bi ñëw ñu invité ci 50 mu ñëw Show Love ci 2007 na gars yi rappelé benn affaire 2007 50 Cent bu muy avant muy siiw ñun ñoo ko siiwal États-Unis ñu bëri ñu ñoo ko siiwal mooy temps boobu mixtape moo tax gars yi xam 50 Cent temps boobu mixtape dafa xew 2003 2004 ba 2005 mixtape dafa xew foofu soo mbedd bi moo ko siiwal mbedd bu mu siiwee ba gars waa street moo ko siiwal après nag ci la commencé dem ba nekk high level quoi mais DJ Hookid en tant que moom de américaine caribéenne la caribéenne consulat la yor mind bi encore xam ne africain yi fight bu ñu doon fight ci moom supporter bu ñu ko doon supporter moo tax chaque fois daf may wax I never gonna let you down mooy dama la mës a bàyyi dama mës a fàtte démb temps yi ñu ngi doon order ay backs yi bëri pour supporter. seen son bi nu mu tuddoon. mu ngi tudd Stop Killing. concept bi nag la dikkee. ok Stop Killing comme lu ma la wax rek. dama nekkoon ci school boys and girl mu am ay killing yu bëri black di rente seen biir. chaque fois. clan quoi. waaw affaire de gang la waaw affaire gang rente seen biir Stop Killing la fa laa amee lecture bi pour créer son bi quoi dem ba ci biir affaire di gën a am instant bii nii moo tax son bi du mës a dee parce que usually loolu moo continué di am ba léegi États-Unis mooy killing bi tubaab bi di kill noir yi di killante seen biir mu doon benn message boo xam ne lu garaaw la mooy racisme bi. du mës a dañ États-Unis. ok pour ñu tëj fenêtre États-Unis bi yàggul dara élection yi am na fa. mu yóbbu ñaar ñuy jongante. Joe Biden ak Donald Trump. Joe Biden am na ndam ci kaw Donald Trump. donte Donald Trump ba te mi ngi dëgër bopp. ba ñu jógee maison. yow jàpp nga ni fal gi nu fal Joe Biden dina am lu mu soppi tey jii nii ci dundu américain yi surtout sax ci black community. dina am lu mu changé tuuti mais du bëri parce que chaque fois da ngay xool côté boobu côté ñoom Joe Obama tout ça. républicain yi quoi ñoom waaw dañuy wone ñoom dañoo yemale ñëpp quoi. ci même time dañ koy wone mais soo xoolee bu baax a baax mooy Trump bu mu toogee tant que mosul teg Afrique c'est history la mosul teg Afrique te moom wane na carrément moom africain yéen. lépp ci yéen la jógee mais amoo leen mind pour tekki pour upgrade
moo yóbbu seen dëkk feneen mu ngi wax truth so lu ma bëgg a wax ci côté ñoom Joe Biden nekk na président instant bi États-Unis est-ce que dina def difference ma lu def difference loolu comme Obama rich people yi chaque fois dañoo contre républicain mooy Obama bu mu toogee ci boppam 2008 kenn spendul seen money ñëpp a téye seen xaalis parce que dañoo bëggoon Obama sonn te Obama bu mu toogee ci 8 ans yi ñu ñuy déporté ñoo gën a bëri pour delloo seen dëkk muy jamaïcain muy caribien muy africain moo gën a bëri chaque fois so doo mën a comprendre yow yaa ngi fight pour ñoom ñu toog mais ñoom suñu toogee ñu gën a déporté ñooy gën a bëri ñuy gën a lose seen job ñoom ñooy bëri kenn mënu xam politique is what. ok ñu xëy rek nga jóge États-Unis ñëw Sénégal lan moo waral nga jóge États-Unis ñëw Sénégal teg fii sa label maanaam di dund fii sa art. ñëw naa fii pour time. ban période nga ñëw. maa ngi ñëw ci juillet bi dama ñëw ci juillet bi dem ñëwaat pour serap sama business ma bëgg a def Sénégal. jaabante bi lu koy waral. dama bëggoon serap rek quoi. parce que ba léegi sax man tooguma Sénégal carrément mais instant bi moom maa ngi Sénégal pour ay benn label bu ma bëgg a teg fii. ñëwul ci label bi. lan la exactement sa projet bi c'est quoi exactement. label baa ngi tudd bii label. parce que bii label soo ko xoolee mu ngi jógee ci Black Label mooy émission Jules Junior bu ma def Walfadjri FM léegi Jules Junior sama oncle la moom lañ ma tuddee encore mu am lu bëri lu ma dénk ci game sénégalais mu am tamit lu bëri lu mu def ci man ci hip hop bu bëgg ma représenter Galsen daf ma doon forcer naa rap wolof da doon ñëw États-Unis dëkk nañu nekk nañu lu mu doon fight yëpp mooy man naa représenter hip hop Galsen avant muy gaañu xaw ma dafa xamoon day dem mais fightam yëpp loolu la woon yàlla may ma nag mu def ci sama mind quoi lu ma dénk mooy ñëw teg label tuddee ko Black Label parce que émission Black Label la woon ma tuddee ko bii label en tant que sama turandoo la lu ma fi nekk instant bi. sa turandoo la en même temps. waaw sama turandoo maa ngi tudd Boy Jules. moom Jules Junior. so moom la ma tuddee quoi. ok xëy na ñi juddu ci après Jules te miinuñu ko xamuñu ko te nekkoon icône ci wàllu animation ci wàllu dundal art tey loolu mën a fàttali ci sa turandoo boobu di Jules Junior tey ci li ngeen dund. good guy. very good guy. gaayen bu baax la. gaayen bu open la. ba pare gaayen bu humble xam life waaw Jules Junior soo gisee sax tey ba léegi gars yi yaa ngi ko bàyyi xel di ko respecté parce que lu mu liggéey ci hip hop Galsen dafa bëri fii rapport old school yi ñëpp dafa jàpp ci seen carrière ok ñu ñëw ci sa carrière tey en termes de bilan ndax album ñaata nga ci toll wala ay mixtape nga def ci sa carrière tey en termes de bilan. comme lu nga ko waxee sànq rek. demoon nañu ba dégg Boy Jules benn moment déggatuñ ma xaw a réer. parce que après ça lu bëri xewoon na ci sama life. mooy sama papa gaañu na ci sama maam gaañu Jules Junior gaañu sama benn tante mi gaañu quoi di tegale ci chaque 2 ans am ko gaañ sama famille loolu yëpp dafa xawoon bloqué sama carrière ma xawoon stand by leur bit quoi. Kéba family léegi nag boobu ba léegi moo tax. déggatuñu ma lu bari quoi mais nag instant bi ñëwaat naa pour taxawaat sama carrière. booy dañ garaaw de ragaloo booy. non man lu ma pare est-ce que xaj na ci gars yi. lu ma pare est-ce que xaj na ci ñoom. non. mais ci booy yow kan nga ci apprécier koo xam ne gis nga peut-être la muy def par rapport ak yow xam nga style de musique bi ngay def. gars yi yëpp instant bi moom. is high level quoi gars yaa ngi job quoi. gaa yaa ngi job big up but musique dafa different trop quoi dafa different dafa am original hip hop dafa am original tamit musical world music comme tey soo gisee mbalax bi commencé dugg ci rap bi benn son mën nga ko def mais soo koy continuer di ko def rek mooy yaa ngi xeex sa bopp parce que yu naat mbalax man yu aada hip hop mën nga def benn son mbalax nag pour sa culturel la quoi am na say fans yoo xam ne dañoo bëgg mbalax nga def benn son pour mbalax pour ñoom mal du sax mbalax 100% mais na am benn instru mbalax ci biir quoi nga xam ne yow yu aada hip hop ne mënoo continuer chaque fois say son muy am ay mbalax dafa dem ni ba yow yaa ngi dugal sa camp chaque jour quoi
ok kon da nga contre maanaam rappeurs yi nga xamante ni dañuy faral di def rap mbalax parce que Sénégal tamit style boobu noonu moom dafa nekk lu bees. ci réew mi waaw dafa xew dañ koy utiliser dafa xew waaw ba léegi dama ne. wala yow da nga jàpp ne rap hardcore la war a doon. non rap pur et dur la war a doon. it's about musique na neex quoi mais nit bu nekk am na looy représente tey mun a wax tey da ngay représente hip hop. you doing hip hop ba pare say son. ku ko déglu xam ne lii is not a hip hop. mais mun nga def benn son mbalax nga charaat ko say fans ñoo xam ne ñoom bëgguñu hip hop dañ la bëgg yow because sa image because sa personnalité fekk ñoom bëgguñ sax li ngay def nga jël benn son nga xam ne kii day déglu Wally day déglu Youssou Ndour nga def benn son boo xam ne sax day am tuuti mbalax nga xaw leen ko dédicacé tuuti quoi. tey soo gisee ay Dr. Dre Timbaland Swizz Beatz chaque fois ñoom même suñu nekkee ci game bi chaque fois dañuy am ay boy yu ñuy produit sometimes nga dégg Obi Trice jóg Eminem jóg chaque année Drake jóg ñan moo leen jàppale ay Cash Money moo jàppale Drake Dr. Dre tey moo jàppale Eminem ñoo jàppale 50 Cent ñoo jàppale Lloyd Banks affaire bi di màgg loolu moo amul Sénégal moo tax hip hop Sénégal chaque fois day deet du dem parce que ñu nekk mais taxawal nañ hip hop awards ñu ci mel ni ñoom waaye di pour jéem a maanaam tey ji dooleel hip hop bi ok it's different waa di ak lu may wax ni is different man lu may wax ay label la waa di doing concert lay def moom chaque hip hop the world mu def chaque année mu def hip hop the world mooy invite loolu celebration la quoi comme fête la pour delloo artistes yi njukkal jox leen médaille yooyu mais man fu may waxee mooy label yi Sénégal ba léegi amul label bu dëgër tey boo yu nga fi tudd sànq yëpp mooy new generation yi est-ce que kenn ci old school yi moo leen lancé is very bad te old school yi tey ñoom war nañu rus tey ñu dégg benn boy bu tàng jër te nekkul ñoom ñoo ko lancé wala nekkul ñoom ñoo ko produit loolu nag moo different bi ak États-Unis tey soo déggee 50 Cent fu mu jógee Dr. Dre moo ko produit. yaa ngi koy dégg 50 Cent. yeah Eminem yéen a ngi déggante. non gën nañ déggante quoi après day contact day xawal yi quoi. waaw Eminem kan moo ko produit Dr. Dre Aftermath Dr. Dre kan moo ko produit Interscope Record Drake nga xam ne Canada la dëkk du sax américaine ñëw blow États-Unis kan moo ko produit Cash Money moo ko blow Nicki Minaj nga xam ne du américaine kan moo ko produit Cash Money amuñu moyens yooyu. non tey. munoo nekk tey c'est de l'argent. non but once a while nga jël benn artiste nga xam ne kii talent la nga taal ko ñu ne kii de benn old school rapport bu nekkoon ay 90s moo def benn label taal ko mais loolu du mus a dee loolu benn image la ci old school rapport bi la. loolu moo manqué ci hip hop Sénégal ak featuring yi il faut gars yi di def ay featuring bañ a tëj seen bopp ku nekk toog sa coin wala ku nekk yaakaar affaire bi affaire label rek la. il faut ngeen gën di partager américain noonu la ñuy rawee dañuy partager dañuy fréquenter ci studio ki nekk jàng sa morom ay technique dafa am solo featuring dafa am solo Sénégal duñ ko def ñaar old school yi tamit amuñu benn label tey nga xamee nga ne kii moo teg label bi boo xam ne egg na benn high level amul Sénégal wax ma ban old school tey moo taxawal boo yi ngay feeñ fi yëpp di def buzz instant bi ban old school moo leen produit tey amul different bi foofu la États-Unis gars yi dañuy jàppalante booy jóg ban rapport la fi produit boo xam ne dafa egg tab wax ma. mais loolu beneen débat la xam naa moom dinañ ci gën a. amul quoi gën a yaatalaat di la jaajëfal ci wuyu bi. alors donc le dernier mot last but not least. last word maa ngi jaale Sénégal. mooy Pape Doudou Diop. suñu gaynde bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana quoi. di jaale tous les Sénégalais quoi di wax encore thank you so much for the invitation. peut-être un petit message ci immigration bi parce que yow tey jii nii États-Unis nga dëkk. tes parents dañoo immigré ji woon. ba yàlla dogal te yaa ngi basé foofu mais yaa ngi ñëw yaa ngi dem. te gis nga fan yi sunu morom yi jeunesse bi ni ñuy jëlee yoonu bitim réew peut-être te am nga benn message balaa ngaa tëj. ok balaa du ma wax kenn bul dem mais demal yoon bu leer quoi. soo amee sa visa soo amee sa xaalis nga dugg ci avion dem si jaam ak salaam nga jàng xam-xam xool parce que tamit soo nekkul Sénégal su dee mosoo génn Sénégal doo xam Sénégal neex na ma la neexul il faut nga dem ci beneen dëkk nga def fa sa life nga xool different bi tey koo ne sa États-Unis neexul France neexul dalay xoolee beneen bët conseil boo leen jox mooy ku bëgg a dem tukki jëlal yoon bu leer nga jàng fa knowledge gis different bi yaa xam toog yaa xam nga ñëw.
yeah. kàddu gu mujj. Thank you Senegal and di wax I'm so happy to be here. ok donc ñu ni tamit di la jaajëfal.